beneen bi mooy committee on human rights and constitutional matters so ñaari committee yii nii ñoom lañ sas ne nañ seega bill bi seetaat ko ba suñ paree ñu mën a defar report bi nga xam ne boobu la ñoo teg si kanami suñ morom yi nga xam ne ñoom lañ taana teg leen si léegi député bi so si kaw loolu committee bi gis ne lii dafa am solo torop li ñooy def mooy li mu suta am nañ ko introduce mooy nañ génn ñu waxtaan ak Gambien yi yëpp ñu am ku nekk luy position am luy xelaatam si wàllu elections bill bi nii looloo waral suñ ñëw tey commencé woon nañ ko si région si dem ba fa la base ñu ñëw léegi tey ñu tàmbali tey ñu ngi Banjul am na team bu waroon a nekk KM waaye unfortunately am nañ breakdown in communication moo tax KM seen boss dañ ko reschedule to Saturday waaye ëllëg dina am team bi dina continuer dem Brikama team buy nekk bu waroon a nekk KM tey ñoom dinañ dem Fooñ comme ni ma ko waxee si jël ba suñ tànka tey mooy pour dégga yéen waa Banjul luy seen xelaat si elections bill lan ngeen foog ne moo si war a nekka lan ngeen foog ne def nañ ko fa te waru faa nekka lan ngeen foog ne defuñ ko fa te dañ ko war a indi ñu boole ko si bill bi du caageen ne waxtaanoon nañ ak council si mayor mu ngi fa woon notwithstanding ñëwoon na waaye tey moo ñu teral moom it am na kër pour ne doomi Banjul la te moo jiite fii am na kër pour moom it mu bokk si waxtaan bi su fekkee ne am na lu mu bàyyi woon gannaaw keroog mun na ko fee feeñal su fekkee ne ba tey am na lu mu waxoon keroog te bu ko koo deral ba tey mu am na yoon pour mun a waxtaan ak yéen so comme ni ma ko waxee fii mboolem lu waay xelaat te wax ko ñun dañ koo jël boole ko si suñ report bi so bu kenn dog kenn su nit ekkatee loxo ne dafa bugg a wax suñ ko joxee yoon su waxee yow si sa gis-gis su dee lu moo wax amul fayda ma waxee ko noonu ñun si suñ gis-gis am na fayda te ñun si suñ gis-gis am na solo soo kenn warut a dog kenn dañ war a bàyyi ku nekk mu wax xelaatam luñ seet daw mooy bëgguñ dara loo xam ne ni daf ko méngale ak politique because lii luwa la luwa bi dafa ñëw pour ñëpp ñëwul pour benn political party bi bu xasee nekka luwa rek mooy luwa boo xam ne IEC moom la ñu sukkandiku pour suñoo doxal affaire yi sànni karta moo tax mu am solo pour yéen ñu dégga seen waxtaan ñu dégga seen xelaat ñu mun koo boole si suñu report te foog naa ne lii dafa nekk loo xam ne dafa war a nekk opportunity pour mboolem ku fi nekk at least nga nekk on record ne lu mu suta am bi mu amee man tamit bokk naa si ñu nga xam ne sànni nañ si suñu kàddu so waxtaan bi du war a gudda te suma naataangoo yi tamit bu fekkee ne déglu nañ leen ba pare niñ ko dee defee mooy dinañ njëkk a alaaw mais mu am kàddu yu moo gaaral su gaaralee kàddu ba pare am nañ juróom-ñaari laajte yi nga xam ne yooyu la ñoo laajte so juróom-ñaari laajte yooyu Omar Cissé honorable Omar Cissé mooy facilité loolu moom dina laajte su laajtee dina leen jox yoon pour lu ci seen xelaat si laajte boobu ngeen wone ko suñ classe yi dinañ ko jàpp su jeexee mu dem si ñaareeli laajte bi juróom-ñaari laajte yi suñ demee ba jeex ngeen fiil ne am na loo xam ne yéen dinañ ko xelaat te déggu leen ko di leen jox yoon pour ngeen xelaat ñu oo ngeen indi ko su ko defee am ko si suñ bi kon su bañ a guddal waxtaan bi introduce naa ñëpp waaye foog naa ne du ma fi gan waaye nag instant bi liggéey ko laaj man maa ngi tudda honorable Musa Amul Ñaasi suma gars ñu ne naa use honorable soo tey dinaa ko use maa ngi tudda honorable Musa Amul Ñaasi man maay co-chair soo déggee co-chair because ñaari comité la man maay speaker honorable Mariam Jack Denton ñun ñaar ñoo jiite ñaari comité yi so comme que amut chair amut vice moo tax ñu ne co-chair mooy ne ñaar ñi nga xam ne seen poids yee toolu si liggéey bi nga xam ne moom la ñoo def waaye moom mu ngi bokk si team bi waroon a dem KM waaye comme nu ma leen ko waxee KM dafa am ay teexa moo tax léegi ñoom samedi la ñoo def seen public hearing ok all right that's fine léegi njaati gi ne nañ bàyyi ñu def laajte yi mu dégga nit ñi li ñoo wax den moom mu tënka lii bi waxtaan bi moom dina jël kàddu bu mujjee bi I think that's a wise move so members you've already identified yourself all right I think I'll now hand over to you because I'm going to another function. Asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñu teew si jotaay bi yëpp waaye di njëkkee suma nuyoo si député yu nga xam ne laa àndal fii di nuyu itam ki nga xam ne moo nekk di yëlif Banjul fii ñu gën koo xamee si mayoress bu Banjul
So if there's anybody who feels there's something important that he wants to say, give them time. Okay. Comme ni ma ko doon waxee rek maa ngi eggale suma nuyoo si ñëpp waaye di nuyu yéen ñi nga xam ne itam yéen a ñëw teew pour attend meeting bi joxe seen xalaat joxe li nga xam ne moom ngeen foog ne moo war a nekk fii si loi bi nga xam ne leen bëgg a defar wala génne ko si loi bi nga xam ne moom leen bëgg a defar kon seen jataay seen teewaay ak seen xalaat ak seen kàddu si li nga xam ne la ñuy waxtaanee tey dafay am solo trop comme ni ko honorable amul ñaa ci waxee nekk na loi bi nga xam ne loi bi dëggoogul waaye dafa nekk li nga xam ne ministre bi ñoo ko indi pour ñu war koo seegaat ko waaye si biir loolu ñu ne dafay am solo nit yu nga xam ne ñooñu tànn ñu jiital leen si néegi député yi loo mel ni loi boo xam ne dafay wax si wàllu élection sànni karta dafa am solo ñu génn ñu egg si askan bi ñi nga xam ne ñooñu sànnil karta ñu waxtaan ak ñoom ñu joxe seen xalaat wala ñu wax ñu loo xam ne mu ngi ci bill bi wala mu ngi ci loi bi te bëgguñ mu nekk fa kon nuñ koy doxalee mooy juróom-ñaari laajte moo fi nekk waaye juróom-ñaari laajte yooyu nekkul ne man kenn maay laajte yëpp am neen fi ku ñuy wax honorable Ndeye Yacine Seck nominated member la moom itam dina laajte yenn si laajte yu nga xam ne moom leen binda fii laajte bi nga xam ne laajte neen ko benn par benn leen koy laajte buñ laajtee dineen joxe mic bi ñu nga xam ne bugg nañuy tontu laajte yooyu kon mun ngaa ekkiti sa loxo foo muntu nekk su ko defee dineen la oo nga ñëw fii nga joxe li nga xam ne moo nekk sa xalaat kon si biir laajte bu nekk ñeneenti nit dineen leen may bunta wala dineen leen may kàddu ñu wax si laajte bu nekk su fekkee nga xam ne laajte bu njëkk bi pare na ñu am beneen laajte am na ñeneen ñu nga xam ne ekkati neen seen loxo kon ñu may ñooñu ki nga xam ne wax na ñu mayante chance ndaxte bëgguñ soo bi mu nekk sooyi kenn nit wala kenn nit mu laajte tonta yi yëpp kon loolu dina am solo trop keneen ki nga xam ne am na beneen xalaat te foog na ne laajte wuñ ko wala waxuñ ko fii nii kon yow itam su laajte yi paree ak tontu yi su paree dinañ la may chance yow itam nga wax li nga xam ne waxtaanee wuñ ko wala bokkul si laajte yu nga xam ne moom leen laajte fii wala su fekkee am na loo bëgg a laajte di nga ko laajte su fekkee si wàllu loi la ministre yi bi nga xam ne ñoo amee wàllu loi bi justice ñoom itam yónnee neen fa ay nit ñooñu dineen leeral yooyu kon ñu commencé laajte bu njëkk bi mooy IEC xam ne ne mooy bànqaas bu amee wàllu élection si biir réewi Gambia fii IEC nekk na bànqaas bi nga xam ne dafa indépendant si biir réewi Gambia fii léegi lu ñuy laajte mooy IEC soo xoolee ñoom lu nekk seen doole si wàllu élection ndax war na leen a jox kàttan boobu war na leen a jox doole boobu ndax war na leen a jox right bi pour IEC ñu war a mun a jëlee xaalis feneen boo xam ne nekku si nguur gi su fekkee nga xam ne gëstu ne li nga xam ne moo nekk seen liggéey ndax yeneen bodies yi international bodies yi wala NGOs yi ak body yu muntu nekk su mooyee nguur gi ndax IEC war nañoo mun a jëlee xaalis si beneen bànqaas boo mooyee bànqaas yi nguur gi wala nguur gi rek moo leen war a jox xaalis bi nga xam ne moom la ñooy war a defee seen liggéey lii moo nekk laajte bi soo ku bëgg a tontu laajte bi mun ngaa ekkiti sa loxo ñu oola nga ñëw fii nga joxe li nga xam ne moo nekk sa xalaat ma bamtuwaat ndax IEC war nañuy mun a jëlee xaalis feneen foo mooy ak nguur gi wala nguur gi rek ñoo leen war a jox xaalis bu ñooy liggéeyee lii mooy laajte bi ok mun ngaa ñëw waaw kuy tontu itam soo ñëwee ñu ne mun ngaa wax sa tur comme gars yi ñu mun koy jëlaale nga wax ñu sa tur possible yi foo jógee wala su fekkee am na si beneen bànqaas boo bokkal liggéeykaay benn tey nga leeral ko rek bisimilah keneen ku bugg a wax rek mun ngaa ekkiti waale sa loxo asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi tudd Amadou Dione jógee Banjul Central man lu ma am si lu ma tontu si laajte boobu mooy ok maa ngi tudd Amadou Dione jógee Banjul Central
man lu ma tontu si laajte bi mooy IEC war na jëlee koppar si biti nguur bi moo ko war a dépensal bépp élection bu ñëwee parce que su jëlee koppar si biti dafa mel ni mu ngi yàpplu nation because of da ngay gis at times su la ñeena sponsor yi dañ laa dicté what to do ay da nga dañu ne la defal EBNC waaye man suma gis gi daal nag nguur gi dépense IEC bépp élection bu ñëwee jërëjëf. ndax am nañ keneen ku bugg a sànni kaddu si laajte boobu noonu su fekkee am na keneen ku bugg a sànni kaddu nga ñëw fii rek su ko defee ñu dal di la jox mic bi yow da nga wax sa xalaat. ok su fekkee keneen amut kon boobu noonu leen am it is noted down beneen laajte bi mooy pour IEC ñi ngi war a ñëw joxe li nga xam ne moo nekk voting card ñu gën ko xamee si voters card loolu léegi tey mu ñëw commencé pour voters card suñ ko war a joxee am na kayit yu nga xam ne kenn na ku nekk si ñun kayit boobu la war a mun a wane ñu jox la voters card boobu noonu pour nga am doole wala kàttan bi pour dem sànni karta yooyu benn si yooyu bokk na si sa ID card bokk na si li la war a mun a may voters card ñaar bokk na si li nga xam ne war na laa mun a may voters card mooy sa passeport tam soo ko yóbbee war na laa mun a may voters card pour nga am doole pour sànni karta beneen bi mooy sa birth certificate bokk na si li nga xam ne war na laa mun a may doole pour nga sànni karta soo ñu wala ñu jox la karta yii mooy yi nga xam ne moom leen bind si kayit bi wala si loi bi nga xam ne moom leen bëgg a wootee si néegi député yi léegi li ñuy laajte mooy ndax birth certificate war naa bokk si kayit yu nga xam ne nit war na koy mun a wane pour ñu jox la voters card ID card boobu werante wuñ ko passeport boobu werante wuñ ko léegi waxtaan bi fu mu nekk mooy birth certificate ndax boobu tam war naa bokk si kayit yoo xam ne nit war na koy mun a wane pour ñu jox la voters card te su fekkee loolu bokk na si. Yes, it's coming. It's coming. It's already a law. It's already existing law. Well, no, it's the way they wrote the question. It's a mistake. It's a mistake. Okay, it's a mistake. Okay. Comme ni ma ko doon waxee rek kayit yu nga xam ne nit war na koy gaaral wala nit war na koy wane ñu jox la voters card benn si yooyu wax naa ne ID card si la bokka ñaar passeport si la bokka ñetta birth certificate si la bokka yii mooy ñetti kayit yi nga xam ne nit war na koy mun a feeñal pour ñu jox la voters card léegi ki nga xam ne tey doomi Gambien la mu dëkka si dëkka nekka si dëkka tey alkaali yi am na kayit yi ñuy joxe ñu koy wax attestation mooy alkaali yi kayit yi ñuy wane noonu wala di ko jox doomi seen dëkka ñu koy wax attestation ndax yooyu war naa bokka si kayit yu nga xam ne tey nit war na koy mun a jël pour nga am voters card te alkaali su war a joxee yooyu ndax doole boobu alkaali bi rek leen ko war a jox mu koy joxe ak chef bi wala ñu gën ko xam si chief bi wala ñooñu dañ leen war a boole ak juróomi mag kilifa si biir dëkk boobu noonu ñu dimbale alkaali bi pour mu joxe lu ñuy wax attestation suñ ko waree joxe mooy ki nga xam ne amuloo ID card amuloo passeport kon su fekkee nga xam ne amuloo birth certificate tam kon attestation ngay uti léegi si biir loolu joxe boobu noonu alkaali bi rek moo ko war a def ak seex bi wala war na leen a boole ak juróomi mag yu leen dimbale si biir loolu joxe boobu noonu ok mën ngaa ñëw. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi rafetlu jotaay bi bu baax a baax maa ngi tudda Councillor Mamou Touré doon Councillor Newtown East Ward Banjul Central di njëkk a rafetlu rek comme ni ko suñ co-chair bi waxee rek muy honorable Amul Ñaasi muy ne giñ na lii is history la and this is the first time of its kind waaye li ma doon ñaax rek di ko ñaaxaat mooy ñuy teel a am notification bi earlier because normally
tey fii waroon naa fee step because ñun as representation of people representing the community ñun we have a very minimal role to play. People that are electing us foog naa ne ñoom tey ñoo fi waroon a ñëw mun a wax seen kaddu ak seen jooy ñëw si mbiri attestation bi foog naa ne when we talk of Banjul suñ ne Banjul ñun we have councillors, we don't have alcalos. Attestation bi is really a concern, and people pour ñu acquire a document in the Gambia here is always a problem. So seetee tey most people ID card ba voters card bi mu ngi war a ñëw waaye ñu bëri there is not a single document boo xam ne am nañ ko fi mu nekk as of now. So man maa ngi doon dénku tam attestation bi su dee it can be pushed to the at the council level ñu wàcca to ward development committee si, because in each and every ward development committee you have a ward development committee which is introduce or ñu def ko mu nekk si local government act bi. So constitutionally it is mandated for each and every ward pour mu am a ward development committee. So members yooyu noonu with the councillor can maybe be doing the attestation. So ñëwee council tam maybe perhaps the deputy mayor here can be here or anybody else to be doing the attestation. Li tax maa wax loolu tey mooy ñun councillor yi tey ñun we are at the grassroots level. Fii ku nekk tey xam nga kan mooy kan, ku nekk tey xam nga fu mu dëkka, ku nekk tey soo demee si yenn place yi pour attestation at the end of the day ñooñu nga dem ñu laa jox attestation yi sax at the end of the day dëkkuñ fi wala xamuñ la. So for now I think if it can go down to the councillor to the ward development committees whereby in each and every ward you am an attestation living office boo xam ne people can go there to attest. If not ñu bari duñ am voters card. So man loolu laa amoon rek pour saani jërëjëf bi. jërëjëf kilifa gi dégg nañ sa kaddu su fekkee am na keneen ku bugg a gaaral ay kaddu mun nga ekkati sa loxo ñu woo la jox la mic bi yow itam nga gaaral say kaddu. Okay, in the absence of that, then we move to the next question. Okay. Beneen question bi ñetteeli laajte bi mooy xam nañ ne doomi réew mu nekk soo amee kayit yu nga xam ne am nga ko pour am voters card war ngay vote waaye am na doomi réew yoo xam ne Gambie fii leen dëkk waaye nekkuñ si biir Gambia fii ñu gën koo xamee si diaspora bi ñu nekk si bitim réew yi Gambia ñu ne naa ooyee diaspora ndax ñooñu war nañooy sànni carte si élection bii war a ñëw wala déet ndax war na leen a consider pour ñu boole leen tëral ay motuwaay yu nga xam ne ñooñu war nañooy mun a sànni carte si élection biy ñëw wala déet loolu moo nekk laajte bi. su fekkee nga xam ne am na ku bëgg a gaaral ay kàddu mën ngaa ekkiti sa loxo nga ñëw wax si loolu yaay boo ñëwal laajte bi mooy ndax diaspora bi war na leen a mun a allow pour ñu ñëw yaay boo ñëwal damay bamtuwaat pour ñeneen ñi balaa ñoo ñëw ñu xam ndax diaspora bi war na leen a mun a jox that opportunity ñu participer si élection bi nga xam ne moo war a ñëw loolu moo nekk laajte bi. Ansibillahi mina seytaani rajim maa ngi sant yàlla subhanahu wa taala di julli si nabi Musaa sallallahu alayhi wa sallam maa ngi nuyu loon ne Rohey Malick Lowe mi nga xam ne bésam la tey may nuyu National Assembly members si fi teew ñëpp du ma tuddal seen tur waaye ñoom xam nañ ne maa ngi leen di nuyu waa Banjul yi nga xam ne ñoo bokk Banjul dëkk Banjul waa Banjul maa ngi leen di nuyu soo gisee ma taxaw fii dama nekk Banjul juddoo fi war a am cër si Banjul war a bokk si activité Banjul yëpp moo tax ma ko déggee ma ñëw man maay Mariam Babacar Seka ñu gën maa xamee Antiyam Seka ma dëkk Jolof Town Ward si woodi Pa Babu Caam li ma aussi diaspora voting du bare parce que dama yaakaar ne su fekkee ne diaspora dañ juddoo fii nekk ay Gambians tukki rek mooy différence bi te yeneen réew yi si àddina bi ñu nekk bitim réew diaspora ñu seen nit ñaa ngi sànni carte di registré di sànni carte may ñaan di laajte lu tax sax lii ne war a nekk issue ba ñu ko discuss
dama xalaat ne day have 100% qualification pour register sànni karta maa ngi ñaan IEC ak authorities responsible diaspora nañ register te nañ vote amul wax ju bare lii yëpp dafa yàgga yëf yi parce que li ñuy waxtaane nañ ko bu yàgga yaakaaroon nañ waxtu wi diaspora dinañ bokk si registration bi waruñ woon a toog sa di ko debate di laajte ndax war nañoo bokka waruñoo bokka man ma ne they should be included in registration and voting for this country. Thank you. jërëjëf yaay booy kàddu yooyu leer na bindkat yi jël ngeen kàddu yooyu ak keneen ki nga xam ne bugga naay gaaral kàddu si laajte boobu rek mun ngaa ekkati sa loxo ndaxte laajte bu si nekk mun nañu may ba ñeneenti nit ok yes you can come laajte bu nekk mun nañu may ba ñeneenti nit ñu gaaral ay kàddu si laajte bu nekk. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñu fi teew yëpp di jaarale nuyoo bi si Lord Mayor of Banjul Rahim Malick Lowe man la Omar Touré député mayor Banjul councilor Crab Island Ward man li ma dama bëggoon a suggestaat man tamit rek si biir diaspora voting bi ndax su fekkee ne am nga voters card diaspora wala nga am voters card tamit Gambia su la élection fekkee anywhere ndax mun ngaa vote loolu tamit maa ngi ko liyaat gars yi parce que mun nga am voters card fii rek nga am tukki nga war a ndax di nga mun a voter any country boo dem foofu noonu ndax di same tamit ñoom suñ amee voters card foofu ndax su leen fekkee Gambie dañ lañ mën a vote waaw li ngay laajte noonu bamtu ko mu correct gars yi mën ko jël ba jërëjëf mu ne ma baamtuwaat li ma doon wax ma ne si vote yi diaspora bi ñoo wax nii loolu du ma ci jaaraat parce que man tamit loolu laa support ne pour ñoom ñuy vote parce que ñoom tamit si waa réew mi la waaye su fekkee ne dama am voters card Gambia fii élection jot fekka élection ak ma fekka bitim réew ndax dinaa mun a voter bitim réew wala tamit su fekkee ne suñ mbokki Gambien yi nekk bitim réew su fekkee élection fekka na leen Gambia ndax dinañ mun a voter fii loolu tamit maa ngi ko bëgg a laajte waat jërë ngeen jëf leer na foofu c'est clair. That's your point. waaw jërëjëf thank you very much jërëjëf député Lord Mayor kàddu bi dégg neen ko te comme ni ma ko waxee rek bànqaas yu bëri ñoo ànd si yoon bi fii soo laajte bi nga xam ne laajte nga ko am na ñu nga xam ne ñoo nekk si bànqaas yi loi yi ñu gën ko xamee Ministry of Justice am na ay ndaw yu ebal fii comme ni tontu façon yi laajte yu mel nii jëm si wàllu loi bi di jógee si askan bi kon kooku noonu suñ paree tontu yu ngeen wala laajte yu ngeen nekk di laajte yëpp moom dina laajte tontu laajte yooyu noonu kon kooku dina ñëw mu tontu laajte boobu noonu am na ku ma gis mu ekkati loxoom waa ñëwal kon justice after maybe you come and answer that not now maybe later. asalaamaaleykum di leen nuyu di leen santa seen tura seen santa di IEC committee bi ak National Assembly Joint Committee bi fi nekka pour ñëw waxtaana waa Banjul si issue about this election bill sii nii so si portion biñ nekka nii like the diaspora pour involve leen into this election foog naa is very very important every citizen boo xam ne you are a Gambian foo mun di nekka si wool bi am nga right pour vote sa dëkka wax dëgga ne yàlla foog naa Gambia rek a des gannaaw ci loolu ngum so loolu suñu si mun a dimbalee daal that's very correct foog naa mooy di question bi ñu war a ñëw thank you so much man maay Tunkoo Jammeh Soldier Town Ward Councilor Banjul City Council thank you so much. jërëjëf kàddu yi am na solo bindkat yi jël neen ko ndax am na keneen ku bëgg a gaaral kàddu balaa ñoo jàll si beneen laajte bi waa yegsil su fekkee keneen amut mun neen laa jox chance again
he will come. If we are done, then he will come and answer. waaw mu gaaw rek man li ma bugg a yokka rek si suñ yaay doon wax rek anti yam foog naa ne tey suñ ne ñi nga xamante ne tey ñoo nekk bitim réew li ëpp tey si koom-koomi réew mi tey si ndimbal ñoom almost 60% ñoo see def seen doole ak seen alal tey su Gambia waree baax war a defaru ñu am ñoo xamante ne ñoo jiite for the interest of the country foog naa ne waa diaspora bi kenn waru leen see jiitu because ñoom su Banjul baaxee mooy seen bugga su Banjul defaroo mooy seen bugga foog naa ne ñoom li tax ñu génn a dem tey pour ñëw uti seet naka lañ defaree seen réew foog naa ne diaspora bi pour seen vote waruñ see toog sax di ko laam-laamee ñoom I say yes and yes they need to be voted dañ leen war a put in pour ñu vote for the common good of Banjul. If not, suñ voter registration bi société it is low and most of them are outside this country. So voter turnout bi ba léegi dafa low because most of them fi mu nekk have gone away. So loolu laa bëgg a appeal rek diaspora bi moom they need to vote jërëjëf. Councillor Mahmoud Touré Newtown East again jërëjëf. Thank you very much honorable councillor kàddu bi rafet na am na solo bindakat yi jël neen ko. ndax am na keneen ku bëgg a gaaral kàddu su fekkee am na keneen ndaxte ñaar ñoo waxaale xaw ma ñetta des na kenn su fekkee amut kenn si suñ député yi ñu àndal bëgg na gaaral kàddu si li nga xam ne la ñuy waxtaanee balaa justice di ñëw ñi nga xam ne ñoo jógee Ministry of Justice. Okay, thank you very much Omar Cissé nuyu naa waa Banjul yëpp comme laajte amoon na fi ndax councilor bi nee na Banjul amul alkalo by law the mayor doubles as alkalo in Banjul te moom have na the reserve rights pour joxe attestation sees an authority approving authority to certify that you are a citizen of Banjul. Secondly mooy laajte affaire diaspora soo nekkee diaspora léegi if approved by parliament and also government bi def na resources yëpp pour sun embassies yi ñu mun a conduct election bi because da ngeen a war a xam ne PVC ngeen a am the last 10 years yooyu leen expire so those all PVCs that is a private voters card personal voters card yooyu noonu amatu benn njëriñ registration bi ñëw nii mooy war la jox doole pour nga mun a vote the existing ones are expired loolu mënoo koo use even soo fekkente ne am nga ko yaa nga yore PVC ay diaspora waaye loolu taxut nga mun a vote unless and until nga obtain this new PVC nga mun a am chance pour vote fekkente ne is approved and government bi def na logistics yoo xamante ne diaspora bi mën na vote fële in the diaspora at the embassies I think that's answer your question as well fekkente tamit yaa ngi diaspora register nga tukki ñëw na ba nga dellu Gambia of course there is a possibility of voter transfer to transfer your vote fi nga nekkoon ne léegi ñëw na fi even Gambia sax fekkente ne yaa ngi jógee si ob bi liggéey tax na nga ñëw fi posting security chief ak police yooyu noonu yooyu am nañ dañ dee mun a am those transfer of voters I hope that answers your question but if not of course the legal man is here to add more words to that thank you. Thank you very much honorable Billy Tunkara comme li mu doon wax rek mooy voters card yu nga xam ne ñu ngi leen amee yooyu noonu on est 29 IEC suñ commencé joxe voters card yooyu duñ amati njëriñ duñ mën a sànni carte loolu la doon wax daal si gàttal waaye yow mën ngaa ñëw honorable councillor on the 29 IEC dinañ commencé joxe voters card suñ commencé loolu voters card yi ñu amee léegi nii yooyu dafay expire yooyu dootul am njëriñ. asalaamaaleykum maa ngi nuyu Lord Mayor di nuyu members yi ñëw from IEC and National Assembly members man li ma doon bëgg a laajte mooy comme for instance ñi nga xam ne baag wi lañ demee te they are not having any papers néew ñu naka lañ leen a mun a register they don't have neither ID card no voters card and the birth certificate or a passport
léegi ñooñu naka lañ leen a mun a register ak seen lifi nii am na ñoo xam ne daal ñu ngi fa nekkuñ di liggéey te amuñ dara bu fekkee ne di station biñ nekk soriwaate naa ñoom fiñ nekk ñoom naka la ñoo mun a demee pour vote pour am lifin chance pour dem register. jërëjëf honorable councilor justice li mu doon laajte rek mooy ñi nga xam ne ñu ngi bitim réew ñu ngi ci diaspora bi waaye baakuwee leen demee amuñ benn document amuñ voters card birth certificate whatsoever document so léegi ñooñu naka la ñuy def bañ am kay yooyu ba ñu war a mën a vote I think it's noted justice thank you su fekkee amuñ keneen ki nga xam ne am na lu muy tontu wala lu muy gaaral ci kàddu kon dañooy move si beneen question bi ñeneenteel laajte bi bu ñu war a laajte mooy IEC xam ne ne suñ register wala suñ joxee voters card si bañ pare registration ba pare am na benn document buñ dee amee moo dee contain wala moo dee wanee tur yi ñi nga xam ne register nañ leen yépp kayit boobu noonu ndax IEC war na ko jox political parties yu nga xam ne register ne si biir Gambia yépp in a soft copy and hard copy without any cost without any payment the soft copy and the hard copy of the voters list without any payment to all political parties su fekkee laajte bi understand ngeen ko ndax IEC war na moo joxe kayit bi nga xam ne mooy wane tur yi nga xam ne register nañ leen yépp ndax war na ko jox political parties yépp te fekka joxewuñ benn xaalis loolu moo nekk laajte bi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah. maa ngi nuyu suñ Lord Mayor Rohey Malick Lowe di nuyu National Assembly members yu fi teew fii ak IEC pour loolu moom man moom ànd naa si parce que loolu tamit pour gën a yokk ak kaaraange la si suñ élection bi pour mu gën a safe su political parties yi yëpp amee name list bi kayit boobu noonu ñu leen a represent si bureau de vote yi mun ne sukkandiku si loolu su dara mu ne bugg a ñëw bokka loo xam ne bokkut si boobu noonu ñu bañ ko waaw man daal foog naa boobu moom nangu naa ko 100% te buñ fay foofu dara na ko nguur bu dépense jox ko ñëpp parce que loolu du nekk lu seer noonu jërëjëf man la Momodou Diallo from Kampama Ward Development Committee jërëjëf. jërëjëf honorable councilor kàddu bi am na solo rafet na trop kon ñu xaaral keneen tamit mu yegg si gaaral ay kàddu. allo asalaamaaleykum di leen nuyooti seen tur ak seen sant waaw waxtaan boobu tamit am na solo portion biñ laal noonu waaye foog naa is very fair pour all political parties ñu jël that registration voter list boobu noonu jox ko all political party pour ñoom it tamit ñu sukkandeku xam ñi nga xam ne ñooy vote because loolu is very important moo amee di number of all registered voters yi nekk si biir dëkk bi so obviously loolu parti yi sa war even councillors yi sa war nañ koo am sakatuma di head of political party loolu is fair to be circulated to everyone Lord Mayor tamit maa ngi laa nuyu bu baax xamee nga la di mas thank you very much jërëjëf. jërëjëf kàddu yi am na solo waaw yéen ñaan ñooñu mun nga naa ñëw yéen ñaan ñëpp mun nga naa ñëw kii su waxee abal keneen ki. Gis ma kan la man benn boor waaye bañ jëkk jël asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu di nuyu
dafa fayoo asalaamaaleykum maa ngi nuyu suñ xay teewul fii di ko jaay suñ doon néew bi Banjul man maay Kéba Ndiaye Banjul South half day vote question bi kii laajte rek mooy na parti si war nañoo mën a fay suñu registre ñu jox leen registre liste bi looluy question bi man suma ansa mooy non waruñoo fay waaye du ko believe naa ne ak xam naa ne parti si yëpp dañ day fay registration balaa élection soo waaye ñuy téye registre liste bi pour jox leen ko parce que registre liste bi si boppam sax pour parti si la pour ñu mun a xam ñan ñoo war a sànni ak ñan ñoo nekk si registration bi ba pare nekk fa suma ansa rek mooy no because they pay registration fee before election bi. asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu di jaaree nuyu bi suma Lord Mayor ak waa House ñëw fii nii ak IEC members yi fi nekk tamit. Anyway suma take to that is that it should be free ndaxte before daf daa nekk free pour all political parties ñu am ko and master registered vote bi tamit ñëpp dañ ko war a am ten foofu la ñoom la sukkandiku pour mun a xam ñan a nekk si ward si tamit ak si région si yëpp so man daal lu mu waxee mooy kenn war dafay dara pour loolu ñëpp a ko war a am jërëjëf. jërëjëf kàddu bi am na solo ci ñi nga xam ne gaaral neen kàddu ci question bi bindakat yi bind neen ko kon ni ñuy def rek mooy dañuy jàll si beneen question bi comme ni ma ko waxee woon si njëlbeen bi honorable Ndeye Yacine Secka nominated member moom itam dina ñëw mu laajte si yeneen question si kon honorable Ndeye Yacine mun ngay ñëw nga laajte yeneen question si. asalaamaaleykum suma mbokki Banjul yi maa leen di nuyu doore ko si Lord Mayoress Rohey M Lowe di ko congratulate nag tey bi ma déggee am na lu ma dégga tey ma congratulate ko kontaan si di ko ñaanal yàlla na ko jig yaa rabbi ya Allah barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soo man li ma wax mooy suñ question buñ am suma first question mooy ndax political parties yi su fekkee ne sànni nañ karta because dañ war a fay juróomi téeméeri junni dañ ko war a fay léegi su fekkee ne ñaata nañ déposit bu nga xam ne loolu la mooy téeméer bu nekka ñeneen fukka dañ ko war a ñaata su fekkee ne egguñ téeméer bu nekka ñeneen fukka mooy 40% mooy su fekkee ne luus nga si élection bi ndax 40% bi bariwul ndax dafa bari because soo amee soo amutee lu toll si 40% da nga war a ñàkk sa déposit ndax noonu la war a demee ndax warut a demee noonu so loolu mooy suma laajte bu njëkk bi si political parties si. ok waaw foog naa ni ñëpp dégg neen laajte bi su ko defee ku bugg a laajte tontu si laajte bi rek mun ngaa ñëw boobu nga ñëw waaw ok ñëwal am na kuy ñëw. waaw ndax 40% bi bari na ndax bariwul ndax 500,000 bi tamit bari na ndax bariwul waaw ndax dañ ko war a wàññi ndax dañ ko fa war a bàyyi noonu pour political parties yi. jërëjëf Ndeye Yacine comme question bi ni mu ko waxee noonu la 500,000 la gars yi war a fay 500,000 boobu ndax bari na wala tuuti na ndaxte su fekkee sànni neen carte soo amul 40% of the vote duñ la mun a delloo sa xaalis sa déposit bi ndax 500 bari na wala bariwul. am na ku nekk noonu. waaw salaamaaleykum. am na ku nekk maa ngi nii. ok. salaamaaleykum maa ñëwaat. anyway su nekkee ne 500,000 bi man si man dafa bari torop dañ ko war a wàññi. ba pare tamit anoora mooy question mooy naka. ndax bari na déposit bi. déposit bi tamit dañ ko war a wàññi ak tamit pourcentage bi tamit 20% anyway because 40% dafa bari torop. so man loolu suma teg jërëjëf. kon yow 20% bi moom nga wax. waaw man moom laa wax naka 40% dafa bari. waaw nañ ko wàññi. waaw jërëjëf ak tamit 500,000 bi nañ ko wàññi tamit to 200,000. waaw 500 ñu wàññi ko. waaw to 200,000. 200,000. waaw. waaw jërëjëf dégg nañ li nga wax keneen ko am leneen looy laajte. looy tontu si laajte boobu noonu. am na kuy ñëw am na kuy ñëw.
am na kuy ñëw xaaral mu ngi ñëw yegg ndax 500,000 bi bari na ndax tuuti na ndax 40% bi bari na ndax tuuti na ban la si jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam. ngeen ñuy Lord Mayor Banjul di tatagal gan ñi nga xam ne ñoom ñoo fi ñëw foog naa ma dem direct rek si ansa bi ma jégalu nag xam naa dinaa different ak suma man la Pa Mamou Cissé councilor Newtown Westward Banjul Central xam naa dinaa different tuuti ak suma co-councilor man si man dama ne baax na xaalis bi nañ ko fa bàyyi pour xaalis boobu noonu ñu jël ko dugalaat ko si keesi nguur gi ba pare pourcentage bi pour 40% bi dëgg dafa bëri nañ ko wàññi at least su nekkee 20% wala 25% sax moo gën dan 40% waaw jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf kansula sa wax rafet na ndax am nañ keneen ku ñëwaat am na keneen ku nekk asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ma nuyuwaat leen. man foog naa ne pourcentage bi dafa bari ñu wàññi ko. waaye déposit si man all déposit lay wax being presidential up to councilor foog naa ne presidential bi moom it should be as it is if it is not been it should not be increased buñ ko mënta increase daal nañ ko bàyyi fi mu nekk baax na si. waxal sa tur. Bintu SM Jaiteh councilor Banjul North. Jaiteh Kaba. ba pare from pour li fi ni MP yi loolu war nañ koo wàññi. to 10,000. chairman yi ak mayor yi war nañ koo wàññi to 5,000. councilor si ñu def ko even 1,000 pour mu yomba. di comme ni mu yëfi demee rek ñu li fi ne ko noonu. jërëjëf Jaiteh Kaba councilor. am na keneen ku ñëw. am na keneen ku ñëw. mu ngi ñëw. ok. asalaamaaleykum maa ñëwaat nii Kéba Ndiaye Abdoulaye Woo waaw comme lu suñu yaay ji laajte rek suñu yaay suñu maam si Banjul fii lu mu laajte rek na war nañ ko wàññi 40% bi ak 500 taw bi man suma gis-gis waruñu wàññi benn waruñu wàññi 500 taw bi waruñu wàññi 40% bi because soo gisee ñu am problème yi parti su bëri yi ñu ñëw président candidat su bëri yi ñu ñëw man I feel ne things is dafa def ci suuf torop dafa dem si suuf torop suñ mu nee yokka 500 taw bi mu mi tani 1 million nañ ko bàyyi 500 taw bi suma foo lay waxuma fenn de ñu bàyyi ko 500 taw bi 40% bi nañ ko delloo to 50% pour ñu wàññi yeena bugga yi nga xam ne yow tooluloo fa aguloo fa ku xëy rek form partenariat register because things dafa cheap si yow nga ñëw form partenariat register te amuloo 5 nit o amuloo 10 nit ju bokka emale ko dañ yokka 40% bi to 50% 500 taw bi nañ ko yokkatu 1 million pour ñu am les candidates. jërëjëf Ndiaye yow ñaan Ndiaye nga sant. keneen kuy ñëwaat. asalaamaaleykum man Alaaji Biiru Njaay Junior maa ngi nuyu suma Lord Mayoress délégation bu jógee si parlement bi ak ñi nga xam ne ñoo fi jógee AIC man lu ma gis si affaire si comme lu suma oncle wax Kéba Njaay loolu moo fa nekk ñu yokka ko moo gën parce que dama gis ne parti si dañ bëri 500,000 dafa cheap soo ko amee mun ngaa ñëw rek ne da ngaa liste ay parti waaye suñ ko yokkee sax man million bi sax dama ko xeeb su dee da ngaa oote ne yow da nga bugg a nguur bugg a dëkka war ngaa nekk ay millionnaire war ngaa am xaalis bu doy ba nga xam ne doo soxla suñ kees yi doo soxla dara si suñ nguur ñu def ko 5 million or above that moo gën sooy oote ne da nga soxla nguur dafa war a fekk sa poche bi 10 ñun loolu man foog naa ne looloo gën daan luñ ko def nii ba pare comme pourcentage bu Kéba di wax 50% bi ñu maintain ko foofu moo gën yokka ko da waaw ñu yokka ko to 50% moo gën daal léegi dama ci beneen question beneen question mooy the date of an independent candidate mooy jërë ngeen jëf léegi dinañ ñëw si beneen question bi suma beneen laajte bi mooy su fekkee ne élection dafa am koo xam ne dafa bokk si parti kooku su gaañoo ne yàlla tereeti ko dañ dee
former election bi waaye su fekkee ne ñu ne kooku farut fen mooy li ñoo wax independent kooku su gaañoo ne yàlla tereti ko election bi dafa continuer ñee ndax loolu moo war a am ndax su fekkee ne ki nga xam ne bokkut fen muy independent kooku su gaañoo ndax dañ war a continuer election bi ndax dañ war a former election bi soo yéen lan ngeen wax si loolu noonu booboy suma ñaareeli laajte suñ amee koo xam ne dina tontu mu ñëw ñu waxtaanee ko naka la war a demee ndax dañ war a former yépp ndax dañ war a continuer ndax independent candidate bi dañ war a continuer election bi ndax dañ war a former am na ko ñëw. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam. Man la waat Mamadou Diallo Kampama Ward Development Committee. Loolu Gambien lañ ñoom yëpp Gambien lañ. mooy independent mooy ku nekkul independent. bakken la. su ñuy aayee ñu aayee ñëpp su ñuy jox ñu jox ñëpp. parce que bakken rawut bakken. waaw pour ñoom yëpp la. ak second li tamit ñu ñëw seet Gambia suñ koom-koom fu mu toll. élection nga def si xaalis ba fu nga toll noonu dara desut lu dul ñu ñëw vote am ku gaañu. yàlla tere di ko am ku si gaañu. man foog naa ne daal nañ seet beneen yoon bu ñuy jël mooy su fekkee député ba nga fa mu am député mu taxaw on behalf of ku gaañu. parce que ku gaañu ñi reyuñ ko yàlla moo ko jël loolu warut a tax. ñu lor ñeneen ñu nekk si gannaaw. man suma kon loolu mooy suma gis-gis. waaw ñi tamit ñu ngi fi ñu xalaat ko seet. bakken benn la rek. muy bu liir bi bu mag bi bakken la. waaw ku gaañu nañ leen treat fairly. suñuy cancel ñëpp ñu cancel ñëpp. suñuy vote ñu vote for everybody. thank you jërëjëf. jërëjëf waay jërëjëf dégg nañ sa wax bi sa wax tontu bi rafet na keneen koo xam ne mu ngi ñëwaat jërëjëf madame Honorable. jërëjëf di la nuyu sa tur sa sant yow. jërëjëf Tungs waaye di la jërëjëf ma soppee nga jërëjëf. waaw man nag foofu noonu li ma wax mooy daal. hence independent ak ki bokk parti yëpp. they are all Gambian registered da nga fay nga register. so therefore ku si gaañu rek nañ ko def fairly at the same as ki nga xam ne from parti la. ñu fooma mbaa ñu def. ñu nañ fooma rek. ñu fooma rek waaw I think so. that's it thank you so much. jërëjëf Councilor Tungs suma soppe bi naka la keneen ku ñëwaat. waaw yaay boy am na ku ñëwaat su fekkee am na si ñu waxagul ku bugg a wax balaa ñoo jox chance ñu nga xam ne wax nañ ay yoon. kana bugg a wax. ok kon ñëwal fekkee amul. yow naa bari de am nga affaire yi bañu moo la demee nii. dañ dee wax de. bañu kañ ñu taka yu métti. waaw asalaamaaleykum yaa booy ñu nuyu wàll rek si correction si xam nga yaa ko indi ba pare baax na ñu nga taxawee fii taxawali bañ ba pare jigéen nga loolu moom lu baax la ñu laa gërëm di la sant jërëjëf comme nu nga ko waxee comme président candidate si taxaw dama mun ta li ma laajte waat fii mooy xëy naa bii bokku si bala maa wax léegi da ko understand ne partisan day fay not di candidate si boppam independent candidate bi lim dee fay na loolu la parti si dee fay balaa élection ñoo em kon foog naa ne fa war a nekk war right so bi seen lawyer bi fi nekka moom la ñoo waxal fu mu nekka nii because ñëpp ñoo war a em ki taxawal NCP ku taxawal UDP ku taxawal PVP foog naa yëpp benn la war a nekka su dee suñuy cancel nañ cancel yëpp su dee dañ continuer comme ni ñoo continuer waaye beneen bi ma xalaat mooy su fekkee ne comme parti la o du parti foog naa candidat bu taxaw am na député am na assistant man foog naa nañ ñu bàyyi élection yi mu dem because dee yàllaa ko fi indi yàllaa ko saaka ba kenn ñoom dunda dina ñoom dee te élection dafa seer ak continue ñoom ni ñu ko waxee élection dafa seer su dee mu am les a dis nañ continuer su parti bi winee kon nekkoon député mu taxaw mu nekk as président rek as président si boppam Republic of the Gambia mu nekk benn man suma xalaat loolu la buñ cancel dara su dee because de fii lañ ko fekk te fii lañ koo bàyyi xalaat ji nekk benn jërëjëf waaye xalaat bi rafet na xalaat yi duñ dee nekk benn waaye xalaat bu nekk rek dafa am solo waaw léegi dañuy mu si next question xaaral ma wax bi
sa laajte bi dégg neen ko justice dinañ ñëw dinañ leeral comme laajte yi nga xam ne yéen a ngi koy laaj. beneen question bi mooy election period bi ndax dafa war a nekk from 8 to 5. beneen bi nga xam ne moom la ñoo laajte mooy waxtu élection bi waxtu bi nga xam ne dañ war a woote waxtu bi nga xam ne dañ war a woote ba si élection bi dañ wax ne juróom-ñaari waxtu si suba. juróom-ñetti waxtu si suba ba juróomi waxtu si ngoon wala juróom-ñaari waxtu si suba ba juróom-benni waxtu si ngoon yéen nag ban ngeen wax ban ngeen bugga mu dem juróom-ñetti waxtu ba juróomi waxtu mbaate juróom-ñaari waxtu ba juróom-benni waxtu waaw képp koo xam ne am nga si loo si bugg a wax nga ñëw wax si naka ngeen buggee suba yu nekk. am na kii yow mën nga ñëw toog yaay boobu. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu Lord Mayoress Ajaratu Rohey Malick Lowe ak mbooloom ku fi teew man de lu ko dooree juróom-benni waxtu ba 6 o'clock maa ngi tudd Fintoy Ndiaye nominated councillor Banjul Central lu ko dooree 6 o'clock et 7 ba 6 o'clock man moom laa préfère waaw. jërëjëf nominated councillor su nekk ni keneen koo xam ne bëgg nga wax mun wax am na ko doon ñu waa mu ne di seen ndax am na keneen ku bëgg a gaaral kaddu comme different opinion. ok fi mu nekk nii li nga xam ne loolu la ñoo laajte mooy képp koo xam ne danga bëgg a 6 o'clock 7 o'clock ba 6 na ñëpp wax waaw képp koo xam ne danga bëgg a 5 danga bëgg a 8 ba 5 na ñëpp wax waaw mu ngo kon jeex na. jërëjëf yaay woy ñu ngi ko jaajëfal bu baax laajte yi am na solo trop comme ni ma ko waxee rek kon laajte yi dafa mel ni des na ñaari laajte si biir laajte yi waaye dineen o ki nga xam ne mooy honorable Yakuba Jaiteh nominated member of parliament mu ñëw laajte ñaari laajte yu des noonu Yakuba. comme ni ma ko waxee laajte yi su paree itam kenn ki nga xam ne si yéen am na concern lu la réeral wala lu la jaaxal wala li nga bëgg a mu set la su ko defee loolu itam mun ngaa ñëw laajte ko su laajte yi pare justice dinañ leeral loolu. asalaamaaleykum xaaral ma wax gan ñëw na wax leen ko bisimilah xam nga man gan laa Banjul xaw ma fi dara waa suma yaay waa Banjul la waaye man moom waa Dipakunda laa maam gan laa fi de gan laa Banjul maa ngi jiital nuyoo si borom dëkk bi buuri Banjul Lord Mayoress Rohey Malick Lowe di nuyu magi Banjul yi fi teew yëpp tey di jiital nuyoo tamit si aji yam seeka ak ñi mu àndal yëpp maa ngi leen di nuyoo moom suma maam la di nuyu député itam ñaari laajte yi ma laajte bi si njëkka mooy ñu ne ndax parce que loi bi tëra naaw daf ne foo register rek suñ la register foofu nga war a voter suñ la register yee campement woot nga war a mun a voter mënuloo dem voter Dipakunda léegi ñuy laajte ndax suñ la registré campement woot te mu nekk ne yow toxu nga dem dëkk Dipakunda ndax luwaa war na laa may pour nga transfer sa registration bi Dipakunda nga mun a voter Dipakunda loolu na ñoo laajte ba pare ndax suñ la mayee lii tamit luwaa war na see teg fay ndax da nga war a fay ndax dañ ko war a def free pour saa yu boo bu la neexee rek nga transfert su dee da nga toxu wala da nga am liggéey si beneen gox nga mun a transfert sa vote bi dem voter foofu loolu na ñoo laajte ku ci am xalaat.
salaamaaleykum léegi Councilor Mamoud Touré well man foog naa ne Gambia fi mu nekk nii kenn dëkkut fenn li important mooy sa interest of development because tey soo seetee ñun ñi ëppa tey biir Banjul tey suñ maam yi fii lañ dëkka suñ yaay yi fii lañ dëkka suñ waajur yi fii lañ dëkka ñu juddoo fi yaroo fi waaye soo seetee ñu bëri tey xat-xat moo tax ñu génna dem uti feneen fuñ dëkka muy Kombo waaye soo seetee ñëpp seen interest of development fuñ bugg a gis muy develop mooy fi nga xamante ne tey foofu lañ dëkka soo suñ ne ku si nekka fi nga dëkka foofu nga dem voter wala fi nga dëkka foofu nga toog nga saanee fa sa karta adama bi de dafa nduru nene soo si beneen faana bi fi nga bugg a waxee mooy ñun ñi nga xamante ne tey ñu ngi Banjul tey di nga gis ku nekk Afdaay mu dëkka Afdaay di eewoo Afdaay mu jël voras kaatam bi di ko dem jëlee ji ko Tuwaakurut foog naa ne tey yow ki nga xamante ne tey si moom nga am interest wala moo la govern yow sa boppa yaa war a seet koy choose pour mu jiite la waaye tey yow soo dëkkee Banjul Central nga dem dem ab Tuwaakurut koo xam ne xëj na du sa député wala du sa councilor nga fiil ne tey yow kii sa councilor moo la waroon a ñëw dimbale la wala moo la war a saaf adama bi de yow saanilu loo ko karta sax loolu foog naa ne dafa xaw a doy waar foog naa ne fii witin ki nga xamante ne foo dëkka rek witin sa area sa councilor bi nga xamante ne wala sa député bi moom nga wala saanil karta witin si tunda bi nga xamante ne moom nga nekka su boobaa di nga mun a am kaddu si doxalini area boobu noonu jërëjëf. léegi yow loo wax buñ ko change buñ leen may pour ñu change transfert ndax ñuy may nit ñi pour ñu transfert. ñun mun nañ may nit ñi ñu transfert képp koo xamante ne di nga transfert because Banjul moom soo seetee tey di nga dikka north ele nga dikka south so ñu may leen ñu transfert based on fi nga dikka jërëjëf. ndax dañ war a fay ndax waruñoo fay. déedéet foog naa ne nit ñi voras card bi mu ngi woon nekkoon free sax doo daan gis ku ko jël si tey su waree nekk a fay doo gis kenn foog naa ne mu nekk a free moo gën jërëjëf. jërëjëf sa xalaat rafet na jërëjëf mu ngi ñaan asalaamaaleykum wa rahmatullah nga baal ma rek xëy na du gudda boobu noonu because dama ko tënka rek si li nga xam ne moom nga laajte am na élection si yoo xam ne Pa Mamour Cissé councilor Newtown West Ward am na élection si yoo xam ne général la par exemple doo ñëwee si Banjul xëy na mayor bi du nekkee mu ngi taxaw ñëpp war nañoo mën a xam ne kooku Banjul yëpp lay ut pour nu ut Banjul yëpp nag foog naa ne du demee pour nga war koo sànnil karta doo nekkee Banjul Central yaa ngi fa register nga dem xëy na yaa nga dëkk Afdaay foog naa ne ñu ngi si digital wall fu mu nekk nii doo nekkee Afdaay te nga gis ne foofu la turee foog naa war ngaa mën a sànni karta foofu noonu same likewise presidential election understand nga yi difficult kay mooy xëy na conséquence yi laissé Banjul Central conséquence bi xëy na mënuloo nekk Banjul Central nga bugg a dem sànnil député bu nekk Banjul South xëy na boobu du nekkee Banjul Central nga mun nga koo sànnil Banjul Central ba pare beneen bi mooy xëy na nekk free li nga xam ne moom la ñoo war a dugal because sa voters card réer wala mu lifin nga bugg a am transfert ak yooyu noonu foog naa nga am ko free moo gën ngaa ko fay comme konkoona ak Mamour li mu wax because of bu mu nekkee free sax pour nit yi ut jëm jëli ko problème la day nekk soo ko du nga xam ne doo si bëggee attaque fay dina nekk problème so lii la asalaamaaleykum. jërëjëf si gàttal su ma déggee sa xalaat mooy su ñëwee si mayor election wala presidential election mun nañoo bàyyi waay fu ko neex mu vote si biir dëkk boobu su dee KMC la su ma registré Dipakunda mun naa dem voter Latrikunda su ma neexee waaye su dee député election la da nga war a vote si sa constituency loolu laa understand si moom proposal am bi are we taking note ku ekkati loxoom waa ana jigéen ñi nag duñ wax
rek ñu ñaa jaamare waaw comme lu ko fanaa nga xam ne suma tur léegi waxalaat rek maa ngi tudd Keba Ndiaye Banjul South half day woot suma councilor si ñëw léegi nii Banjul councilor si ñëw léegi nii wax am na fu ma d'accord ñoom am na fu ma d'accord ñoom because soo déggee ñu ne suñ delloo gannaaw tuuti ñu ngi doon affaire registration liste bi ku nekk dafa am fu mu register ku nekk am na ward bu mu register am na constituency bu mu register yow mënuloo dem nga comme when you come to local government election man mënu ma register half day ward ne maa ngi dem pour sànni ji Portuguese Town ward fi nga xam ne man suma tur nekku fa léegi man su ma demee ne maa ngi sànni Portuguese Town ward ay si ma fa fekka du gis suma tur ba pare du gis suma numéro voters card ne bàyyi xel loolu because bu loo taxaw ne xaaral ma register Banjul ba pare dama nga sànni Latrikunda yooyu warta mun a am nit ki daal fa nga bëgg a register dama nga register fa because soo gisee nga dem register fa am na koo bëgg a sànni sa carte bi comme man KG5 laa register Banjul South la bokka du ma register Portuguese Town du ma register Jolof Town because ku ma bëgg a sànnil half day ward la nekka moom lay sànni when you come to Banjul South amut ward moo am register si ward bi when you come to Banjul South nga dem sànni si ward bi nga register nga sànni si fa kàdda nga dem toog beneen bi ma waxal bu ma xëy na xaw a déggoo yéen rek mooy firi bi rek moom nañ ko déggoo because comme ni ko honorable bu waxee rek ko boobu bu raskar moo nekk firi balaa ko ni kii uti sax dañoo jëm di la eey booy jugal di la ñaan pour nga dem register yi ba ma soo ko defee fay su ko defee fay dañoo gën a nelaw su doon nelaw bee tout dafaa yokka ba 4 o'clock boobu na nekk firi beneen bi mooy fi nga register des fois voté man foofu laa d'accord te ñëw jërëjëf xalaat bi rafet na aara ma jël papa bi after ma ñëw si Babacar mun ngaa ñëw limitation for question is 4 ok waaw on naa ko ba pare waaw baal ma de garaawut baaba foog naa ne dañoo leeral rek pour ñu understand dama ne wall bi fu ñu nekk nii ñu ngi si digital wall dama jël exemple si mayor yi ak président bi foog naa ma ne du nekkee Banjul yëpp mayor yi ñu ngi ut karta foog naa ne kenn ku nekk du nekkee yaa ngi sànni karta foog naa ne foo dem am nga mayor booy sànnil ma ne du nekkee mayor bi dafa taxaw nga nekk Banjul Central nga ñëw Banjul South nga bugg a sànni karta ma ne digital ñu ngi ci digital wall mun ngaa amee sa laptop xam ne kii dëgga register na Banjul yëpp dañ xam ñaata number of voters moo nekk fii nii soo doo duggee rek Keba Ceesay bokkuta Keba Ceesay ba leneen la because sa serial number si moo dee isi different boobu noonu soo duñ xamee ne Keba Ceesay bu nekk Banjul South ak Keba Ceesay bu nekk Banjul Central xëy na duñ benn turu serial number bi nañ xam ne kii dëgg la ñun lu gars yi bëgg a gis rek mooy na kooku vote du kooku voté xëy na amul jot pour dem fële wala fële rang baa ngi bëri xëy na pour mu toog foofu noonu problème lay nekk loolu tax ma jël ñaari sample yi mooy mayoral bi ak présidental ma ne ñaar ñi de dëgg mun nañ ko def mu nekk global waaye mënuloo jógee nag Banjul fii nga ne da ngaa dem Latrikunda da nga faa dem sànni ji carte simply because of sa registration bi nekkut Latrikunda Banjul fii la nekk so li ñoo seet Banjul lañ koo seetee kon naa lii laa doon lifin pour mu mun a understand salaamaaleykum waaw jërëjëf xalaat bi rafet na foog naa di leer na si boppi nit ñi léegi nag ñu ne ñu demaat si second question bi bii mooy last question bi question bi li moo laajte mooy luwaa bi biñ tëral naaw election law bi nekk in place naaw daf ne su ñëwee si wax result si election chairman IEC bi rek moo mun a wax result si election moo mun a announce result wax yëf yi na kan moo win ak kan moo winul léegi bill bi dafa nekk di propose ne su fa chairman bi nekkut yeneen commissioners yi ndax mun nañoo wax result bi su ñëwee fu yàlla tereeti ko su dee chairman bi am na lu ko dal ba mënut a wax result si election bi muy dafa feebar wala yàlla tereeti ko dafa ñàkk bakkanam wala dañ ko kidnap yàlla rek a xam ndax loi bi war naa make provision pour keneen ku dul moom si commissioner yi mu wax ñu result si election bi lan mooy si seen xalaat
bii moom jigéen laay njëkk a jox aha suma maam ñëw na ah ñëwoon nga waaw kontaan naa ñëw nga suma maa ngi ñëwaat macha allah yal na yàgg di ñëw macha allah de Yacine Seck maa ngi laa nuyu suma xarit bi suma doom yal na yàlla jàppale yal na yàlla jàppale kontaan naa si yow dégg nga jërëjëf rôle bi nga play ñu ngi koo yëg you are not quite at the national scene thank you yaa kumba dima la nuyu yow suma wujaga li ma wax mooy ñu ne suma tur waxoon naa ko Mariam Babacar Seck commonly known as Antiem Seck Jolof Town ward laa dëkka si Banjul wax naa ne Pa Babou Thiam mooy suma jëkkër mooy suma kansilo nekku fi nag li ma wax mooy foog naa ne soo gisee ñu am député institution bu nekk am na ku toppa si moom muy député AIC am na député du noonu bii moo de indi wax soo gisee ñu am député institution bu nekk war na am député AIC am nañ député yàlla teratu ko lu mun di jot chairman AIC député bi mun a step mu sol daalam def announcement bi parce que moom rek moo ko war a def comme que mooy député am jërë leen def jërëjëf maam sa kàddu yi rafet na mun nañoo am beneen xalaat ndax yéen ñëpp a d'accord ak moom ki ñëpp ñu ne ñëpp a d'accord ak maam kon jërëjëf maam léegi nag dama delloo kàddu bi si honorable Omar Ceesay jërëjëf. jërëjëf honorable Yakumba Jaiteh léegi li ñuy def rek mooy dañuy oo ki nga xam ne moo nekk mayoress bu Banjul moom itam mu gaaral ay kàddu balaa ñoo oo justice ñu ñëw leeral yenn laajte yu nga xam ne am nañu ko laajte fii nii yaay wooy alhamdulilah rabbi alamin gannaaw bi ñu sant yàlla julli si yonente bu sell bi ñu ngi kontaan trop pour ñëw mun a dajee fii tey di waxtaan li nga xam ne moo gën a am njëriñ si suñu réew mi si jamono bii maa ngi nuyu ñëpp di jël nuyoo bi nag di ko jiital si Antiem Seck su ko defee moom itamit mu jox ko national MP si nga xam ne ñoo fi toog parce que ay doomam nañ dégg naa yaa ko ba di ko wax ne ko suma maam kon maa ngi nuyu kansulo si yëpp di gërëm waa Banjul ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi teew tey parce que jotaay bii dara gënu ko war a mun a am fayda te honorable member si liñ def nii ñun kontaan nañ si ñu jógee si seen toogaay seen kër ñoo fekk suñu ñun loolu daf ñu won ne ñoom itamit itteel nañ lii te def nañ ci fulla ak fayda waxtaan bi ñu fi waxtaan nag bari na nit ñi gaaral nañ fi kàddu yu am fayda te tontu nañ fi tontu yu am fulla ma kontaan nag si suma consulo si ñoom itamit ne understand nañ issues tontu nañ fi ci laaj yi nga xam ne moom la gars yi doon laajte am na dama bëggoon a def rundown rek tuuti si laajte yi nga xam ne moom lañ fi doon wax pour ñu bamtuwaat ko rek si lu gaaw ñu ne ndax IEC am na right pour jël xaalis am na ñu fi tontu ne déedéet te man itamit ci loolu laa ànda parce que dañoo wax ne ku la abal bóot fu ko neex rek ngaa xool kon IEC fañ war a amee koppar mooy koppar bi nga xam ne National Assembly moo leen ko jox ni National Assembly di joxe yeneen institution si budget line IEC tamit foofu lañ ko war a tibbalee benn kontaan moom bi tamit pour mu mun a taxawal élection bi si jub ak jekkin kon li ma wax mooy IEC amul benn droit pour jël alal feneen fu nekkut alal bi nga xam ne Kumba ak Ablaye ak Adam ñoo ko bokka ñaareelu laajte bi ñu ne affaire attestation dégg naa nag xam naa ne Mamour moom fan naa dafa xiif parce que dégg naa mu koy wax ba di wax ne yóbbu ko si ward level waaye Banjul dafa am alkaali te mayor bi mooy alkaali bi mayor bi mooy alkaali bi
mayor bi moo am right pour joxe attestation ku soxla attestation fii ngaa nekk suma right boobu nga xam ne nag moom lañ ma jox muy doole bi nga xam ne yeneen alkaali yi doole bi nga am moom la mayor bi am te suma liggéey bari maa ngi ko jox député mayor pour mu seereel ma ko waaye temps yii sax dinaa jël suma tampe bi toog na may takku bi dëgër nag kon maa ngi leen di wax ne kay Banjul desul gannaaw dañ am alkaali te nag Banjul sax suma eboon ñoo njëkk a am alkaali kon Mamour mayor bi alkaali la te mayor bi dafa am durwaa kon yeneen alkaali yi durwaa biñ am kon maa ngi wax ne waaw dama bëgg alkaali yi ñoo jekka si joxe attestation waaye dama ne chef yi dañ leen ci war a génnee bañ set wicc parce que chef region la dee govern te benn chef bi nag mënut a xam di whole region am yëpp mënut a nekka alkaali bi daal moo si jekka jox leen ko alkaali bi ñoo war a def attestation te juróomi nit ñi ñoo wax ne ñoom ñoo war a taxaw pour seede dama ne juróomi nit man dama ne ànduma ci parce que juróomi nit ñooñu mënuloo oo nag ay kilifa ñoo xam ne Anti Yam Seka leen mag nga ne ñooñu dañ ñëw pour attestation Anti Yam Seka ak naka lañ leen di tànnee kan la leen di jël kan moo leen di indi kan mooy wax ne juróom ñii ñoo ci war a nekka kon dama ne nañ la ñu génnee chef yi te bàyyi fa alkaali yi beneen bi mu ne ndax Gambien si diaspora bi ndax war nañoo vote ma delluwaat rek si li Anti Yam Seka wax du sax loo xam ne dañ war a taxaw fii di ko laame-laame ñi nga xam ne ñun li ñoo def ci réew mi ñoom mi tamit lu raw loolu dañoo def ci réew mi kon ñoom am nañ right pour ñoom mi tamit ñu demonstrate seen right si by voting kon kay dama ne ñooñu war nañoo vote te war nañ leen a consider bu baax a baax a baax ñu ne da election ban waxtu should election register of all voters be available at the request of any political party and hard and soft copies ñu ne registration copies yi ndax war nañ koo jox political parties yi man dama ne waxuma political parties yi rek sax de dama ne independent candidates yi sax dañ ko war a am saka man nag lu mel ni political party te political party su ko amee moom itamit moo ko def filter down si ñeneen ñi si MP sami si mayor sami ak si councilor sami kon dama ne ñoom war nañ koo am te waruñ see fay dara te waruñoo am rek sax hard copies yi dañ war a amee soft copies yi dañ war a amee soft copy ba pare waruñoo am foofu sax dama ne CEO si sax dañ ko war a amee ñoom itamit parce que loolu lu moo indi mooy transparency rek moom laa yokka te CSO si dañ war a nekk key actor players lañ si elections kon ñoom itamit maa ngi wax ne CSO si of course ñoom itamit dañ ci war a bokka independent candidate si sam dañ ko war a am fi ñoo waxee independent candidate nag kon maamam fu ñu koo bàyyi di political parties yi kay war nañ koo am te waruñ see fay dara ñuy wax ne ndax 500,000 bii nii bi ñoo wax ne dañ ko war a fay déposit ma ànd suma broda boobu Njaay di wax ne kay man dama ne 500,000 bi du ma ne sax ne nañ ko yokka waaye dama ne bu tuut waru cee génna waaye nag dama ne déposit bi ñoo wax ne 40% soo ko amee soo ko amul da nga war a lose 500,000 boobu man foofu laa bañ ndaxte loolu li moo indi mooy for example the classical example bi ma mën a joxe fii mooy ne man nekk naa mayor te awma 40% of the votes even though local government beneen façon la local government dafa ne soo amee 20% of the votes doo lose sa deposit alhamdulillah deposit bi luusuma ko parce que am naa more than 20% waaye président bi nga xam ne moom lañ fal tey mu toog ci biir dëkk bi kooku xanaa ko dafa war a lose deposit am parce que moom amul 40% soo nañ la ñu bàyyi xel ci loolu bu baax a baax 40% is very very high foo xam ne waxuñ fa affaire collusion ba collusion amee sa 40% amul sakatuma fu collusion amul kon dama wax ne 40% dafa high am na parti yoo xam ne yàgg nañ fii loolu te xëy na possibility saa ne duñ mun a am 40% kon dama wax ne ñu wàññi 40% bi at least def ko 25% waaye xaalis bi 500,000 bi boobu moom macha allah mun nañ ko faa bàyyi waaye maa ngi ñaan député si tamit ñu consider xaalis si mayor si ak chairman si boobu dafa seet nañ bàyyi bu MP si ñoom mun nañ leen a charge 50,000 parce que ñoom am nañ xaalis liñ leen di fay bari na lool waaye ñun mayor si ak suma councilor si liñ ñoo fay bariwul soo seen bos nañ ko fa bàyyi ñu wàññi suñ bos léegi maa ngi wax ne ñu ne ndax dee so death of an independent candidate be ground for postponement xam naa bi dañ xalaat mistake
ñu ngi bëgg a wax ne su death of an political party candidate so man li ma wax fii rek mooy the only political party candidate bi waaye independent candidate bi parce que déedéet la am na ku ko waxee rek si National Assembly bu ne déedéet la so amul na political party leader bi la ndax independent candidate leader bi la so yëpp a ci am political party mun naa ñëw am a following because xaw ma ban contexte la ko gars yi di seetee an independent candidate tamit mu ñëw am even more following dan loolu so dama fon la ñoom ñëpp koo xam ne daal ñëw na si political arena bi ngeen bu taxaw daal nañ ko treat rek like any ne ñoom ñëpp benn lañ so I think loolu is very very important and I also will take this opportunity also pour Gambia ñu try pour xam ne ñu try pour dugal si suñ constitution bi at least a running mate I think that is very very important soo gisee ñuy xalaat lii yëpp mooy ñuy xalaat ne ok ndax su political party leader bi dee léegi naka la ñoo war a def su fekkoon ne mu ngi am a running mate konoon xëy na a running mate ok normally mooy day nekk di vice président waaye automatically su ko le dee kooku moom mun naa nekk mun naa dem rek duñu war a mun a war a stop elections yi so foofu foog naa dafa important ba pare ñuy wax laajte number 7 time lifin bi ibi actage man dama ne ànd naa Fintom Ndiaye 7 o'clock to 6 o'clock boobu tamit baax na waaye what is important mooy ne 6 o'clock comme fekk si line bi da nga war a vote 6 o'clock nekk na 6 o'clock te jot na rek ñu tëj bunta bi ne nit ñi dem leen ñibbi déedéet 6 o'clock comme fekk si line bi kooku tamit dafa war a nekk ne dafa war a vote so léegi suñ tëjee bunta bi suñ ne 6 o'clock ñu màgg ko ne fii la emoon si Fintom la emoon xëy na man su ma ñëwee dañ maa ne fu mu nekk nii yow da nga late so boobu tamit I think is very important wax nañ fi affaire yi voters card wecci voters card o bu wecci voters card am na ku wax ne we live in a global village loolu tamit ànd naa si foog naa presidential election si mun ngaa voté fu la neex I think so xëy na suñ kii dinañu dimbale waaye I don't know about bëgguma wax much about fu nit war a voté foog naa we are talking about develop Gambia ak develop Banjul but not particularly about developing a particular ward or a particular constituency so man pour man fu nit mun a voté rek man pour man it is okay as far as yaa ngi vote rek votal even though it is very important for some people ne okay si ward bi laa nekka ñoom ñu ngi toppatoo seen woote ak yooyu so pour man daal bii bëgguma si xuus lool chairman bi tamit ñu ne chairman bi su ko dara jotee mu am mental problème fu mu nekka o mu dee comme dara jot ko léegi kan moo war a announce elections yi ñu ne ndax commissioners yi ñoo ko war a announce ndax laan man dama ne comme li anti yam waxaat rek ma wax ko mooy ne am na député bi luy njëriñam mooy pour mu deputise chairman bi so obviously su fa nekkutee su fa chairman bi nekkutee député bi war naa mun a ñëw jël di place of the chairman not or the chairperson or the chairwoman laa mun a wax sax I don't know why we are always saying the chairman so automatically not necessarily any commissioner it should not be any commissioner it should be the deputy unless and until all commissioners ñoo am the same niveau ñoo am the same niveau which in our case is not because we have the chairman and we have the deputy chairman so man si suma xel bu gàtta loolu laa ko xalaatee di leen sant di leen gërëm si seen ñëw di wax ne wax dëgg yàlla ñun kontaan nañ lool parce que jotaay bu important bu mel nii ñun géej nañ ko gis si biir Banjul waaye tamit Mamou Touré wax na fi leena mu ne notice bi nag ñun démb lañ ko jot so xam naa ne ñoom i tamit bilee mu ma leen parce que wax dëgg yàlla National Assembly seen liggéey dafa bari yéena yi tamit du rek de yëguma ko dama ko waroon a teel a yëguma ko démb laa ko war a yëg ñoom i tamit li ñoo def ñun gis nañ ko parce que ëllëg rek ñu ngi leen war a uyu jiwaat barka démb ñu ngi fa woon seen liggéey bi bari na trop bi Momodou si la koolee sax di jéem a apologize ne xëy ñun lifin lii dama ko ne déedéet ñun understand nañ leen bu baax a baax a baax soo ñi mun a ñëw dinañ ñëw te try nañ tamit bi ngeen ak lu mu gàtta gàtta ñun before démba ñun kenn bañ demee si National Assembly bi ñu wax ñu ko si la ko Elba door di ko joxe di génnee notice bi xam ni sa lettre bi ñun dañ door straight away génnee notice bi def ko fi ñu ko war a def yëpp ñu ko war a yëpp ko balaa démba bala ñoo jot lettre bi kon ñu ngi sant di gërëm di wax ne jërëjëf asalaamaaleykum. jërëjëf yaay mooy kàddu yi rafet na li nga wax yëpp dégg neen ko
bindakat yi jël neen note incha allah we will take it from there. li ñuy def mooy dañu oo justice ñi nga xam ne ñoo fi nekkal Ministry of Justice ñu ñëw leeral yenn laajte yu nga xam ne am na ñu ko laajte fii nii comme the representative of justice. Assalamualaikum. I prefer speaking in English because I'm not fluent in Wolof like Banjulians. Yeah. Okay. Why not I speak English? Yes. So the first question is, can the same voter card be used to vote in diaspora and also in the Gambia? So regarding that question, you cannot actually, first and foremost, we have to address diaspora voting first. In our laws, there is no diaspora voting. So with this new proposal, that is the Elections Bill 2021, the bill intends to introduce what we call diaspora voting. So in that diaspora voting, if it is accepted, enacted as a law in the National Assembly, then the ruling will be a person who registered in Gambia may vote in diaspora. How? You can only do it through what we call voter transfer. If you vote here, you can simply, transfer in another place of, voting place, different from the original place of voting. So that is possible under question 1, all right? But it's not automatic that, once you register in diaspora, when you come to Gambia, you can also vote automatically. No, you have to go through the process of transfer. Ok, laajte bi nga xam ne la waa ji laajte woon fii moom la nekkoon di tontu te li nga xam ne loolu la nekk di leeral mu ne si loi bi nga xam ne leen amee jamono yii address the issue of diaspora voting waaye si loi bu ees bi nga xam ne moom leen nekk di waxtaan ak yéen nii loi boobu noonu yéene moo nekk pour diaspora bi participer wala bokk si élection bi nga xam ne moo war a ñëw am nii waaye su fekkee yàlla def na National Assembly bi nangutoo loolu ba def ko mu nekk loi kon képp ki nga xam ne amee nga sa voters card fii waaye léegi yaa ngi si diaspora bi li ngay def mooy su élection jotee kon da nga war a def lu ñuy wax voters transfer sa vote bi foofu noonu process la da ngay transfer sa vote bi su ko defee nga mun a vote fi nga nekk noonu benn tey it su fekkee nga xam ne fële nga ko amee élection fekk la fii nga bugg a sànni carte fii benn tey di same méthode ngay apply nga toppa process bi nga def voters transfer su ko defee nga mun a vote waaye fu ñuy waxee nag loolu moom amagut si loi bi fu nekk nii loolu la ñuy waxtaanee neen ñaan député yi nangu too ko xaalis yi mun a am ñu boole ko si li nga xam ne moo war a nekk si loi bii nii. Okay, the second question is, how can a person in diaspora register in diaspora without a qualifying document? Now, if you're in diaspora, you don't have a qualifying document, you actually cannot register as a voter in diaspora. You need to come back to the Gambia, regularize your status. That is, you either get attestation from the alkali or whoever. Whenever, the law is proposing, like what they said, that the alcalde have to issue, attestation or the chief. So if that is the case, then you have to come back, look for attestation from those people, and then once you have the attestation, then you can be qualified to get your registration, you can get your voter's card. But you cannot just have it automatically, you have to come and regularize that status. jërëjëf ñaareeli tontu bi si laajte bi nga xam ne benn jigéen laajte woon na ko fii mu jëm si wàllu ñi nga xam ne ñu si diaspora bi waaye baakuwee leen demee woon amuñ passeport amuñ ID card wala amuñ birth certificate laajte bi moo doon ndax ñooñu war nañoo mën a sànni carte wala déet waxoon naa ne si njëlbeen li ne yii ñooy ñetti carte ñetti documents yu nga xam ne
plus the attestation from the alcalo or the alkali or the chief ñooñu ñoo la mun a may voters card su fekkee yaa si diaspora bi amuloo yooyu mu ne li nga war a def mooy da nga war a jógee foofu noonu nga dellusiwaat Gambia soo ñëwee nga ut si ñeneenti kayit yi benn nga am ID card bi wala nga am voters passport bi wala nga am birth certificate bi wala nga am attestation from the alkali or from the chief mu ne su fekkee loolu am na kon di nga mun a am voters card bi pour nga war a mun a woote waaye su fekkee yii amut kon doo mun a woote kon ñu nekk diaspora amuñ kayit ñooñu duñ mun a woote su fekkee ñëwuñ ut si kayit yi benn. And sorry for clarity here. If I say you don't have a qualifying, document, does not mean you have to only come here and look for the attestation. You can come and also look for a, passport. You can look, for ID card, whatever, those requirements. If you have those ones, those documents can still help you to register. But what I'm saying, if you don't have any of those ones and you want to have it, then you have to go for the attestation. That's for clarity. I clarified that. Yeah. So, the third question is, did political party pay the same fees with independent, candidates when registering? Registration only applies to political parties. Independent candidate, they don't register, right? But however, when there is a time for election, candidates go for what we call nomination. So in that nomination, regardless of whether you are an independent political party candidate whether you are a political party candidate or independent candidate, you all have to pay an amount. And that amount is what they propose to you. That is whether you agreed for 500,000 or if you want that to be increased, and then it will be increased. But as far as registration is concerned, only political parties pay that, not independent candidates. jërë ngeen jëf comme ki nga xam ne laajte woon na fii ndax independent candidate ak political party candidate ndax ñoom ñëpp den dee fay lu ñuy wax registration mu ne loolu amul independent political party si rek ñoom ñoo dee fay lu ñuy wax registration waaye nag si biir loolu su bisi nomination jotee political candidate bu nekk yaa xam ndax independent nga yaa xam ndax political party nga jiite wala political party candidate nga ñoom ñëpp kenn ku nekk dina teg li ñuy wax 500,000 si taawul boobu noonu pour ñu nominer la nga mun a nekk candidate for that election waaye su fekkee nga xam ne nii loolu amut kon lii political party candidate ak independent candidate ñoom ñëpp nekku ñoo dee fay lu ñuy wax registration political party si rek ñoom ñoo dee fay lu ñuy wax registration waaye nag ñoom ñëpp den dee fay lu ñuy wax nomination fee. I think that is those are the three. Yeah. Oh, okay. jërë ngeen jëf ñu ngi sant ki nga xam ne mooy Lord Mayoress bu Banjul. Okay. We can make an introduction. ngeen baalal ma aha dafa am suma xel si lim laal ma ne xaaral ma ñëw ñu ma waxtaan see yéen li ma wax mooy chief bi am na right pour attest alkaalo bi am na right pour attest and the chief mooy the head of the district the alkaalo is the head of the village so foog naa ne kon du ñëwee fii xëy na ñoom si seen gisin mooy ne mayor bi mooy di alkaalo so means ne xëy na councilor si ñoom foog naa ne ñoom xëy na duñ am benn right pour attest so man li ma doon wax mooy xalaat la comme ni xëy na luwaa la ba pare dugga na si luwaa bi waaye na ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy councilor si foog naa ne ñoom tamit jege nañ seen nit yi ñoo gën a xam seen nit yi at least duñ amee attestation mun nañoo attest dem si mayor bi pour mu confirm ko xëy na joxe that approval wane ne xëy na approve na ko because du nekkoon in a normal circumstances comme ni chef bi am na right pour attest alkaalo bi am na right pour attest foog naa ne noonu la councilor si amee right pour attest foog naa ne loolu mooy di bottom line so lii laa doon wax xëy na maamu daf ko doon gàttal rek ne xëy na with ward development committees because da ngaa gis ne dañ ne 5 elders pour ñu jàppale kooku noonu pour ñu mun a attest so 5 yooyu noonu
xëy na moom daf koy seen xëy na Ward Development Committee bi xëy na ñoom dinañ nekk ñi nga xam ne ñoom dinañ xam ñooñu noonu wane ne xëy na ñi waa doomi gox gi leen loolu la man loolu laa bëggoon a leeral salaamaaleykum. jërëjëf anyway kii yaay booy nee na dafa am lu muy laajte kon mun ngay laajte rek ñu dem si laajte bi straight. asalaamaaleykum maa ngi tuddee Ajaratu Binta Sonko ma nekk a concerned citizen of Banjul nekk opinion leader may nuyu nag National Assembly members yi nekk suma gannaaw nii di jiital nag suma nuyu suñu Lord Mayoress may nuyu ñi uyu si ñun waa Banjul ñun politique yu bari vote yu bari fekk nañu fi fa tabarakallah ñu ngi sant yàlla ci loolu waaye dafa am yoo xam ne ñu ngi koo gis ñu bugg a pour comme que lii musuta am te am na ñun ñëpp ñu laayante biir ñu bàyyi xel torop ci loolu ci affaire yi time factor bi ci laa bëgg a wax parce que soo ko seetee affaire yi time factor bi suñ problème la dañoo nekk di vote bañ ne time sangam jot na mu am ay moto yoo xam ne wàccee nañ ay nit ñooñu wàcce ñu ne tëj na loolu bëgg naa ñu seet ko ba pare affaire attestation bi nag li fan la ñoo laal dafa war a bëri affaire attestation bi not ki ma bëgga but who can do it loolu mooy liñ soxla parce que nga ñëw di attest bay attest koo xam ne he or she is not a Gambian loolu ñun gis nañ ko fi ngay attest ba ngay attest koo xam ne he or she amut age bi loolu yëpp ñun gis nañ ko fi waaye ngelawaay suñu réew mi nañ ko téyel suñ boppa naka lañ ko téyel suñ boppa ñun ñoo jël suñ stand ñun ñoo war a jël suñ stand he or she koo xam ne moom non Gambian la bum neex bañ boole ko ci suñuy affaire ndax duñ dem ca ñoom ba bokki waaw ki nga xam ne amul at bi tam nañ seet rek ne amul at bi na xaar bi am atam su amee at bi mu bokk ci decision makers yi man lii mooy woon suma contribution jërëjëf. jërëjëf yaay boo nekkul laajte loolu concern la rek daanaka proposal la. Okay, these are no questions anyway. On the attestation issue. asalaamaaleykum ma ne ma ñëwaat léegi leeral tuuti si yëfi attestation bi moom mu ngi wax ne councilors yi dañ leen war a jox pour ñu attest moom loolu mooy suggestion am waaye councilors yi tamit si ron mayor na ñoo liggéey loolu moo foofu la war a understand mayor moo amee stamp bi moo mën a approve waaye councilors yi dégg la ñoo xam seen gox soo councilor bi su gisee nit si goxam koo xam ne soxla na attestation councilor boobu moo war a indi kooku ba si mayor pour mayor attest mayor laaj councilor fu mu jógee foo ko xamee ndax kii Gambian la xam nga yaayam xam nga papaam ndax fii nañ juddoo councilor si ñoo mun a dimbale mayor si liggéey boobu waaye mayor as alkali moom rek a mun a am stamp bi pour joxe final confirmation bi foofu rek laa bëggoon a leeral tuuti jërë leen jëf. jërë ngeen jëf léegi foog naa li ñuy def rek mooy dañuy dal di tëj waxtaan bi waaye balaa ñuy def loolu dañuy gërëm képp ki nga xam ne teew nga si jataay bi fii di ko dalee si mayoress bu Banjul ñu koy sant di ko gërëm di gërëm député yu nga xam ne justice ministry bi media bi SMS yi ñëpp maa ngi naa sant di leen gërëm waaye di sant tam ñi nga xam ne ñëw neen pour tontu wala raise seen concern ci waxtaani tey bi nii ndaxte seen concern yëpp dégg neen ko seen issues yëpp dégg neen ko bindkat yi bind neen ko waaye daneen gën a yaatal waxtaani si yeneen bërëb wala si yeneen i place su ko defee député yi daneen toog ñu seet li nga xam ne loolu ngeen fi gaaral si ay kàddu su ko defee ñu seet loi bi naka leen ko deferee mu jëriñ askan bi yëpp doomi Gambien yëpp ñu nekk fii ñu nekk si bitim réew kon ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm su ko defee rek ñu ñaan suñ ñaanee ñu mun a tasaaroo si jàmm comme naaj na ba pare te nit yi am nañ beneen liggéey salaatul fatiha